Saint-Valentin show gars yi moom wax dëgg yàlla moom amuñu seen fay. waaw di ziar ñëpp di ziar ñi nga xamante ne ñooy kilifa diine yi di ziar ñi nga xamante ne ñooy mbokk yi ñuy seetaan à chaque fois ñi nga xamante ne dañuy jël seen téléphone woo ñu wala message ñu ñuy commenter à chaque fois amuñu seen fay 221 show nii lay demee tey nag émission bi Cheikh. dama am benn waaju garaaw de. waaw kañ chaque jour ñu am waaju garaaw. kii nag moom. waaw da cee raw kuñ li toog leen continué nit ñi au Sénégal. ku ko déggul xam nga ko de. Malick nuyu naa la ziar naa la. Thiam yal na yàlla nangu ziar maa ngi lay nuyu di nuyu les téléspectateurs ki nga xam ni moo ñu seetaan ci réseaux sociaux yi wala fu mu munti toog rek di ñu seetaan rek maa ngi lay nuyu bu baax di la. di la ziar quoi voilà di la ziar. naka tàngaay bi. alhamdulilah tàng na trop mais on se débrouille quoi. mais dafa mel ni nag boo génnee ñëw dugg si fii Dakar waa 221 dafa mel ni ñun ñu ngi feneen quoi. waaw bon c'est vrai que neex na daal. neex na am na solo merci beaucoup tey nii la ñu ubbee émission bi tey nag. dañu am thème bu am solo boo xamante ne dañ ko war a waxtaanee yéen ñii di suñuy internet vous pouvez participer numéro bi dina affiché ngeen mën a wootee joxe seen li ngeen ci xam mais nag li ñuy waxtaanee tey mooy indiscipline au Sénégal comportement des jeunes face aux réseaux sociaux tey ku wax réseaux sociaux wax jeunes yi gis nañ fi ay plateformes yoo xamante ne am nañ fii tey gis nañ Facebook Instagram a ngi fii Twitter a ngi fii ba WhatsApp sax dañ ko ciy boole gars yi seen statut yi lépp lu ñu gis jeunes yi dañoo dem ba nga xamante ne lieu public lañ ko def boo xoolee dañuy divulguer ay contenu yoo xamante ne c'est indésirable voire même obscène muy lu ñaaw loo xamante ne dañ koy ñaawlu fii suñu réew di Sénégal ku ko wax nekk dëkk teraanga Sénégal ku ko wax nekk dëkk boo xamante ne dëkk diine la mais bu ñu demee ba nga xamante ne tey jii nii ñu gis yenn yi muy jóge ci ndaw ñi day doy waar Malick donc yow laay ubbee boo déggee thème bii nii ak li ñu ci wax di lan la lay jox ko indiscipline de moom ku ko wax xam ni vraiment Sénégal la fekk baax. waaw du xëy na du neex wax du neex ñu koy dégg. mais c'est un pays boo xam ne vraiment le taux d'indiscipline est très élevé te nekk na loo xam ne ñun YCS depuis 2016 ñu ngi ciy xeex di def suñu képp lay kàttan bon on a vu quelques changements mais je pense que bu ñu continuer bañ a baisser les bras nit ci gën ñu si jàppale entreprise yi fi nekk ak kilifa yi ci réew mi gën ñu jàppale je pense que dinañ gën a gis lu positif. am na solo donc jeunes yi nga xamante ne ñu ngi si réseaux sociaux aussi di def ay mënu ñu ñaaw ay publications yi nga xamante ne tey dañ koy ñaawlu lan ngay wax ci loolu tamit. waaw bon c'est que réseaux sociaux yi dafa toll foo xam ni nit ñi dañuy jàpp ni ku nekk mën nga tëb lu la neex nga publier. waaw alors que c'est pas ça dafa am loo xam ni moo tudd cybercriminalité moo fi nekk di gérer lépp loo xam ni mooy xeetu réseaux sociaux maanaam lépp luy Facebook WhatsApp. Twitter Instagram LinkedIn Snapchat yooyu yëpp am na police boo xam ne ñoom loolu rek lañ leen dénk donc nga nekk ci réseaux sociaux yi toog sa téléphone am sa internet di taxul warul tax nga publier lu la neex parce que fii ci Sénégal dafa am loi yoo xam ni dafa la limité ci li nga war a publier bokkul ak États-Unis ba nga xam ne Donald Trump mën na génn nga saaga bu mu fu mu gën a ñaawee te dara la fekk bokkul ak Europe ba nga xam ne seen loi neneen la tëddee donc je pense que ñu bëri ñu ngi utiliser réseaux sociaux yi te xamuñu en publiant certaines choses yan conséquences moo leen ci mën a fekk. am na solo donc Cheikh lan ngay wax tamit ci thème bi. bon d'abord dama nuyu suñu invité bi di la ziar bu baax a baax ci invitation bi nga xamante ne accepté na ko c'est pas du tout évident et ci bi ñuy wax nag ci indiscipline bon man je me dis que l'indiscipline commencé wul seulement ci réseaux sociaux yi dañuy naan réseaux sociaux yi ñoom ñoo ko. expand ñoo ko fësal. d'accord booy xool parce que indiscipline mën naa ni te nag te moment bu ñu nekk nii gars yi dañ ko focaliser ci jeunes yi rek mais tamit il faut que qu'on fasse très attention. parce que jeunes yi kese ñoo indiscipliné. d'accord non y a aussi ay kilifa yoo xamante ni des fois parce que sax voilà dafa nii mu ngi nii ci écran yi sax yow war ngaa xam lu may wax. donc indiscipline dafa nekk loo xamante ni Sénégal moom. day gën a yéeg di dem. mooy ni ko Malick waxee sànq. waaw alors Malick tey jii bu ñu doon ne responsable yi ñan la tey dañuy joxoñ baaraam tuuma ñu ne parents yi la nos jeunes yi la nos société bi la en général yow bu doon joxoñ baaraam tuuma ñan ngay wax exactement. man la yow la DG wu kër gi la. yow mi. képp koo xam ne ngi seetaan. d'accord parce que bu ñu nee indiscipline c'est parce que ku nekk yaa ngi ci dëkk bi def loola neex. léegi ñun en tant que citoyen on a des droits et des devoirs li ñu naan ci wolof ak yelleef ku nekk am na loo xam ne moom nga war a def ci mim réew war nga mën gis loo xam du noonu yoon yow en tant que citoyen doo policier doo homme de tenue doo dara mais yoon am na loo xam ne may na la am na fu mu la mayee nga réagir nga agir nga gis koo xam mi ngi def lu dul noonu
sàcc wala affaire yu mel noonu mais il faut quand même nga am ay preuves yu leer. waaw li may wax juriste yi mën nañ ko témoigner wala avocat yi il faut nga yor ay preuves yu leer boo gisee nit ki def lu dul noonu mën nga ko téye nga téye ko woo police mu ñëw bu fekkee woo police mën nga ko jiital ngeen ànd ba commissariat wala brigade bu gën jege. d'accord te bu eggee foofu dañ koy sanctionner donc c'est des choses yoo xam ne je pense que bu ñu éduquer woon population bi un peu plus ci li nga xam ne moo leen war ak moom la ñu war a def ci dëkk bi. lu bëri dina changer ci mille réew. mais alors Malick quelles sont les raisons tey jii yi nga xamante ne mooy expliquer situation bi ñu nekk tey bu ñu demee ba nga xamante ne dañuy toog ñu ne ñëpp la ñu wax société bi la ñu wax donc doy na waar. man je pointe du doigt d'abord certains hommes de tenue. parce que tey bu ñu nee ñii dañ leen jël. jox leen suñu tenue ku def loo xam du noonu sanctionné ko. ñu teg la ci yoon yow sanctionné woo ko bu fekkee da nga ko war a sanctionné 5000 francs bindal ko mu dem am fu mu fayee ñu jox ko reçu defu ko mu jàdd ci koñ jox la 2000. corruption donc loolu da nga naan man lu ma neex laay def dara duma ci fekk tey mën naa dawal oto boo xam ne amul carte grise. amul assurance. amul visite technique amul dara. xaw ma sax permis am na clando yoo xam ne xaw ma kenn lañ ko am visite technique jarul ngay génn Dakar Kër Massar gii am na ay clando yoo xam ne duñu génn Kër Massar mais ñooñu xaw ma kenn lañ ko am visite technique. mais bu ñu leen jàppee lan moo leen ci fekk dara parce que am na benn petit billet boo xam ne dañ koy joxe c'est des choses yoo xam ne mi ngi ci dëkk bi et c'est dommage que ñu bëri buñ ci kaasee dañ leen jël si jàpp leen mais c'est des choses yoo xam ne il faut quand même oser le dire. d'accord. am na solo c'est très pertinent alors c'est aussi les raisons c'est très pertinent parce que man Kër Massar boobu noonu sax fa laa dëkk donc xam naa lu ma xew franchement mais il a raison ci point boobu noonu man xaaral ma xaaw a éloigner tuuti ci point boobu parce que boo xoolee moom wax na ci homme de tenue yi mais man je me dis l'État d'accord ça il est où parce que yow imagine toi koo xam te ne moom mooy gérer sa sécurité moom mooy gérer say loi kooku noonu bu amoon loo xamante ni mën na ko mën a téye pourquoi il faut ñu poser question le pourquoi mooy est-ce que tey jii nii état bi la wala société bi la parce que tey jii nii Malick man tey homme de tenue bu ma jàppee ma ne ko waa léegi bindal ma dem fay mu gën a yomb xam nga def naa comportement bu baax bi mais tey jii nii man je préfère waa ji jàpp ma dem ci ruq ba ne ko nii est-ce que dinañ nekkul ñaari parties yëpp la ñuy wax. comme yow parfois. ni nga bëggee fay. homme de tenue bi ne la non pourtant fii moo gën a yomb de. waaw donc c'est des choses qui arrivent comme tamit nit ki ni muy homme de tenue bi ni muy waxee demal nga fay sa contravention fi nga war fayee. mais nit ki topp ko moo waral ci rond point yi boo demee lu su bëri ci mbedd bi da ngay gis ay nit yu taxaw mel ni ay ñoo xam ni voilà je sais pas nan la ay yamb yu gis lem. topp benn homme de tenue kii di topp ko comme ñoo xam ni. mais am na benn vidéo bu ñu doon gis il y a quelques moments yàgg na tuuti. mooy femme yi fi mu ne woon police homme de tenue bi bañ koy jox xaalis bi muy xooti affaire yi. xam nga ñàkk fayda mënul weesu lool. voilà ñàkk fayda mënul weesu lool. allo am na ku nekk ci ligne bi ñu wuyu ko. salaamaaleykum. ziar nañ la. Ndiaga ba ñu tuuti retour na nga def waay sëñ bi ziar nañ la naka yaa ngi si jàmm baax. tur bi naka la ak foo ñuy woowee. dëgg la. waaw en fait maa ngi rafetlu waxtaan bi macha allah am na solo trop. bon man nag dama nekk membre si parti LCI si bien. si liggéey Malick bi d'ailleurs maa ngi koy félicité si liggéey bu rafet bi muy def macha allah. bon bëggoon wax tuuti tamit par rapport si indiscipline bi ngay wax ba xew si dëkk bi. Alpha war na ma rajo tuuti parce que bu ngeen xoolee temps yii ci ginnaaw wax na benn vidéo bu ngeen gis muy daw ci réseaux sociaux yi maanaam ndaw si nga xamante ni tey jii dañ ko jàpp humilier ko xam nga. Sénégal jaay yëpp teg seen bët. ci li ñuy ñëw après sax moom mooy dugg nii léegi nii rek. donc je pense que ne loolu tey jii non seulement dafa am jàngat bu ñu ci war a def parce que tey jii man je pense que Sénégalais yu bëri bon surtout la jeunesse ñu bëri tey jii dañu leen war a jàngalaat maanaam nan la ñu war a utiliser réseaux sociaux yi. parce que je pense que ñu bëri tey jii xamuñ njëriñu Facebook wala leneen ak leneen ñu bëri fooy kaa lañ ko def léegi. dëgg la te loolu c'est dangereux pour la jeunesse. beneen bi tamit deuxièmement bi tey sant yaa ngi wax lu am solo maanaam tey jii dëkk bi li nga xamante ni moo fi am ci wàllum luñ war a lijjantiwaat war koo réglé waat war koo tegaat ci yoon dafa bëri. parce que tey jii imagine tey jii accident bi nga xamante ni démb moom moo am yow tey jii. d'ailleurs ñu ngi ciy profité waat di jaare ñi nga xamante ni tey jii ñëw si ñàkk seen bakkan ñoom ñëpp. parce que tey jii boo xoolee tey jii li ko waral bokk na si fii comment se fait-il que
maanaam lu toll nii oto yu mag yu toll ak doole yu mu am ñu koy jox ay xale yoo xamante ni tey jii dañuy jàng dawal ñoom ñu ngi nekk ñu jël ay responsabilités yi ba ci tey jii yàlla def mar day taal li ci am ci tey jii waaw te loolu nag responsabilité fu mu jógee mooy leen mooy kilifa ani kilifa yi moom oto bi ani kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo leen ci oto bi dèjà oto yi visite technique bi fan lay jaar est-ce que oto yi tamit fan lay jaar ñu ngi koy seetu bu baax a baax waaw loolu lépp tey jii dafa laajaat ñu defaat ci jàngaat bu bëree dafa ci taxaw seen ci dëkk bi. am na solo. waaw fi may daanalee juste pour bañ a jël temps bi mooy juste que rek su ma njëkk woon laay commencé waat mooy Sénégalais nañ leen gën a waxtaane ñoom gën leen xamal réseaux sociaux yi lan mooy njëriñam. dëgg la lan ak lan lañ lay jëriñ ni ko koy jël nan la ko war a utiliser ak fan la ci war a commencé fan la ci war a am yem waaw bon je pense que loolu laa amoon lu ma leen ci wax maa ngi rafetlu liggéey bi ngeen di def macha allah. merci beaucoup waaw merci beaucoup jërëjëf sëñ bi merci beaucoup sa participation am na solo trop et ci li nga xamante ne wax na ko ci damay bëgg gars yi bu nekkee si pare na rek ñu may ñu reportage bi nga xamante ne defoon nañ ko ci femme boobu noonu nga xamante ne dañ ko ne da doon sàcc donc ñu filmer ko en plus def nañ benn reportage boo xamante ne dem nañ gis population bi ñu wax liñ ci xalaat ak réseaux sociaux yi aussi tey jii nii ban taxawaay la ci gars yi am bu nekkee tey jii régi pare na rek ñu seetaan ko ñëwaat ci plateau bi sinon bu nekkee voilà c'est bon ok. loolu tax ñu samp laaj ngir xam lan moo tax société sénégalaise rawatina ndaw ñi àgg ci boobee ñàkk kersa ak ñàkk sutura. xale yi deful dara lépp lu am si mag ñi mag ñi amatul repère kilifa autorité moo amatul commencé si kaw ba suuf autorité bu amul nag xale yi du mën am repère te mag ñi amatul repère mag ñi da ngay nekk si kër xale bi du ko nekk parce que yaay ji moo koy protégé wala bu defee dara bi yaay papa ji bi wax yaay intervenir papa yi génn si. ñun ndawi léegi si nii man ak sama morom ñooyam dañuy def loo nga xamante ne si baaxul parce que surveillance bi amoon ci suñu ay parents bu njëkk amatul léegi bu njëkk sa doom dafa daan jaral nga dóor ko même bu fekkee am na 18 ans wala 19 ans yow loolu sa yoon nekku ci xalaatoo ni ba xam majeur na wala dara da nga ko doon surveiller teg ko ci yoon bu baax mais léegi si à 15 ans 16 ans xale yi dañuy yor seen ay téléphone ci def lu leen neex te bu ñu àndee ak seen ay morom dañu par complexe mën nañu def loo xamante ni même bëgguñu ko mais juste parce que seen ay morom def nañ ko ñoom il faut ñu def ko. amul mbetteel ñu ngi si dëkk boo xam ne sax yu laa ngi dégg saaga yi mag yi di saaga ay kilifa di saaga kooku du mbetteel kilifa yooyu naka la seen doom di yoroo xale boo dégg ñu ngi naan ndayam lu mu wax ne ndayam même bu ñuy waxtaan bu baax ndayam lañ ciy def mais lu tax parce que parents yi seen bopp ñoo démissionné. xalaat gi doon benn bu ñu sukkandikoo ci ñi ñu dajeel mu mel ni waajur yee defatul seeni wareef ba tax na ndaw ñi xamatuñu fu ñuy teg seeni tànk ñuy woo waajur yooyu nag ñu delloo ci seen xel te xam ne ndaw moo yor réewu ëllëg. merci beaucoup gis ngeen reportage bu am solo bi nga xamante ne sama gars yi def nañ ko yooyu ñu waaye ñooy waa Tim Matin. am sa moom Tim Matin la bokk waaye gis nga Tim Soir la bokk waaye daf ñuy daw daf ñoo daw ko foofu waaye foofu dañuy récupérer Pape Moussa récupérer kii quoi Babacar sama copain ak Léon wala Babs ñoom bu ñu leen récupérer après garaawul quoi am na solo alors Malick seetaan nga reportage bi ban commentaire nga ciy def bëri na parce que déjà am na ci jeune fille bi doon wax mu ne parents yi ci boppam non que léegi xale yi bu ñu amee téléphone 16 ans 15 ans am nañ téléphone et tout ça. Ouais. Donc c'est des choses yoo xam ne man je pense que bi may njëkk a am téléphone c'était en 2004 c'était en 2004 te ba tey musuma toog weer boo xam ne yoruma ko te tey taxul man ma def ci dëkk bi loo xam ni nit dina ma ko joxoñee. d'accord évolué naa bitim réew taxul nit woote tey mën a woote tey ne ma Malick def na lii te pourtant foofu laa gënoon a am liberté gisuma fa woon papa gisuma fa woon yaay gisuma fa woon kenn ku ma mën a tere def loo xam ne du noonu. mais Malick ci côté bi ngay waxee est-ce que des fois du inconscience parce que nga nekk ndaw tool. je alors pense dafa que mel ni am na ku nekk ci ligne bi allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. allo. allo oui ñu ngi lay dégg salaamaaleykum sëñ bi. waaw di leen Malick maa ngi leen di ziar yéen ñooñu nekk ci plateau bi. ñu ngi lay fay bu baax. di leen nuyu di leen ziar. delloo ziar bu baax sëñ bi noo tudd ak foo ñu woowee.
ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. allo waaw ñu ngi lay dégg. waaw affaire dafay def retour ci man quoi. yaa ngi ñuy dégg bu baax. waaw maa ngi leen di dégg mais day def retour ci man. ok garaaw waxal rek kon. donc dama leen doon nuyu. di leen sargal di leen baalu àq. donc en fait man maa ngi dugg pour vraiment di leen sargal. di leen wax liggéey bi ngeen di liggéey rafet na. merci beaucoup. mais di leen xamal ni ci yéen a ngi ci coono bu bare parce que ku mel ni DJ Malick moomu toog su ma ko nee Amadou Sall Kër Massar xam na ma bu baax a baax parce que inspection générale laa nekkoon donc pratiquement damay mujj sax di gëj a commenter parce que damay mujj di xool yenn message wu ñun ñi nga xam ne yaroowuñu te kuy defar lu baax ñu lay xas di la saaga dama mujj di tontonteeg ñun ñi ba benn moment boo xam ne dama mujj maar waaw allo. waaw ñu ngi lay dégg sëñ bi ñu ngi lay dégg. allo. waaw allo ñu ngi lay dégg baax na continuer. allo. oui allo ñu ngi lay dégg. ñu ngi lay dégg bu baax kay. allo oui ñu ngi lay dégg bu baax. waaw voilà. donc loolu laa doon di contribuer di leen wax naan yéen a ngi ci liggéey bu jafe. merci beaucoup. mais nag li leen wan ni liggéey bu jafe la jeunesse bi ñoo xas dem ba pare te lu leen indiwaat du yomb. d'accord parce que nit ñi toll nañ jamono toll boo xam ni ku saagawul waxoo lu ñaaw rek pour ñoo bokkuloo. effectivement. te lépp ci ginnaaw réseaux sociaux yi la ñuy laaxatu te ensuite am na patron ñi nga xam ne ci sites yi lañ bokk ñoom ils sont complices. ci li ma mën a jàpp. parce que bu dee wax bu médiocre wala wax boo xam ne dafa ñaaw nga koy jaarale ci sa site pour man yow da ngaa participer ci loolu. donc loolu laa amoon lu may contribuer. dëgg la merci di leen ñaanal liggéey bi bon métti na trop parce que ku mel ni DJ Malick moom dama koo topp bay bëgg a dee. mujj bi ay message yoo xam ne ay nit sax dañ may inbox di ma saaga naan ma non ti seet sa à défendre man leen non parce que bu ngeen liggéey bu baax léegi nag buy liggéey bu baax bëggu leen ko. ndeysaan. dëgg la loolu ñu ngi lay dégg. waaw donc loolu laa amoon kii donc maa ngi rafetlu. ci seen toogaay boobu di ñaan nag yàlla ñu yàlla soppi. su ma nee yàlla ñu yàlla soppi mais ñun jeunesse bi nga xam ne xaaj bi parce que pratiquement 95% jeunesse bi dañoo perte. dem leen ba pare te lu leen indiwaat yombul. am na solo te kuy def lu baax la ji bañ a gis. am na solo. waaw donc maa ngi jaajëfal pour ne pas garder la ligne. jërëjëf merci donc vraiment maa ngi leen di wax daal ngeen gën a góorgóorlu parce que li ngeen def métti na trop parce que DJ Malick moom toog foofu li muy dégg bu leen ko waxoon ngeen ne déedéet. man mi nga xam ne rek dama doon commenté ci page am. di bind léeg-léeg mu ngi woote benn affaire mais man sax dañ may inbox di ma saaga. ndeysaan man sax dañ may inbox di ma saaga man Amadou Sall laa tudd maa ngi dëkk Kër Massar moom xam na ko bu baax a baax. am na solo. donc vraiment maa ngi leen di jaajëfal. jërëjëf Amadou Sall jërëjëf merci beaucoup waaw. di wax ni gars yi rek comme ni ngeen ko xamee ñun Dakar waa 221 boo xoolee émission yi fi am yëpp mosuñu taxaw ci saaga comme ni mu wax site la boo xamante ne tey jii dañ nekk ak suñu DG boo xamante ne bañ nañ ko ba nañu ne ay daaw ngeen c'est un activiste. voilà comme dafa nekk koo xamante ni tey jii nekk leen ci liggéey bi ngeen nekk maanaam ngeen def émission yi nga xamante ne jeunes yi dañ ciy sentir seen bopp donc dafa tegu ci yoon boo xamante ne kenn forcé wu ci dara kon la Dakar waa 221 dafa ñëw tey jii pour jouer partition ci milieu médiatique bi ñu nekk. donc Malick ñu bàyyi la nga continuer wóyal la ci li nga doon wax. balaa may eggali foofu damay di rek wax de passage que ginnaaw LCIS. xëy na Malick la ñu xam mais y a d'autres personnes yoo xam ni ñu ngi ci xëy suba ak ngoon li may dégg ñu koy dégg ñoom tamit ñu ngi ci ginnaaw page bi. di modérer di poster di dégg lu nekk am na beneen page boo xam ne LCIS divers pour koo xam ne am na problème personnel. compte ak benn banque wala ñëw fii 221 fi problème nga jaaree ko foofu mais beneen page yi nga xam ne indiscipline rek la foofu y a d'autres admins yoo xam ne aussi ñu ngi daj lu nekk donc pour dellu ci ndaw soos lu mu wax nit nga yor portable wala nga am sa liberté taxul nga mën a bon. dëgg la tey koo xam ni benn DJ Malick ñu bàyyi ko ne ko demal bitim réew nga toog fa 15 ans yow dong sa mag ma nga fa mais dëkkoo woon ak moom gisoo papa gisoo yaay. waaw taxul ma dox taxul ma naan maa ngi nii tey laa gën a correct. am na solo te loolu du ma xaar nit ñi wax ma ko bu ma xamee noonu laa mel je vais le dire. tey laa gën a correct te pourtant lépp loo xam ni soxla woon naa ko pour mu nekk sama disponibilité pour ma bon amoon naa ko oto xaalis tout àndandoo bu bon et tout mais nit ki en fait yow yaa xam loo bëgg parents yi dañ naan parfois dañ démissionné d'accord certains parents dañ démissionné mais nag am na parents yoo xam dañuy def seen kéem lay kàttan
seen doom yi bu ñu génnee dem def lu leen neex ci mbedd bi mënuñu contrôler seen doom ci mbedd bi mënuñu lu dul ñu ñëw seen kër ñu def li nga xam moom lañ war a def wax def li nga xam moom lañ war a def seen biir kër waaye ku génn ci mbedd bi ne lii laay def lee laay def tux làqatu mënuloo ko dara mënuloo ko dara am na solo beneen kii bi tamit ñu gis ci ndaw soosu nga xamante ne filmé nañ ko c'est vrai que à travers vidéo yi dénoncé nañ ko ñëpp partagé nañ ko lan ngay wax ci loolu bon am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko après continuer ci salaamaaleykum oui salaamaaleykum na ngeen def. ñu ngi fii nii nañ la ziar nañ la. delloo ziar bu baax. tur bi naka la ak foo ñuy woowee. Aïssatou Sène maa ngi wootee Kër Massar. Aïssatou Sène. kooku de sama rakk la. nee na rakk Cheikh la de. sama rakk ñu baax ñi la de. macha allah ñu ngi rafetlu jotaay bi. merci beaucoup. ñu ngi rafetlu jotaay bi thème bi am na solo lool. ndeysaan. am na solo parce que en général je me dis que sax. dama naan jigéen ñi léegi est-ce que xamante nañ seen bopp. est-ce que jeunes ils sont conscients. est-ce que ñoom ñu ngi xalaat seen avenir. dëgg la est-ce que ñu ngi xalaat yi dañoo war a am ay doom bu pare dañ ko war a yar. waaw wax nga dëgg de. à chaque fois je me demande que réseaux sociaux yi dama naan ci biir li ñu war a def ci biir néeg moom la ñu def ci réseaux sociaux yi. léegi kay looy def fësal ko. parce que man jigéen ñi di commencé sama bopp bu pare di ko partager comme ñeneen ñi ku jigéen ñi. man je me dis que en tant que jigéen war am na yenn yoo xamante ne war nga ko rus war nga jomm ko parce que yow tu es le socle de la société yow yaa war a jur ay yow yaa nekk mère société bi. dëgg la yow yaa jur ay doom ay wàll yi ba pare ngay afficher sa image n'importe quoi. loolu de ñaaw na moom. am na yoo xamante ne yaakaar naa pour jigéen am na yu bëri ci ba wàññi war a waxuma sax on peut pas réseaux sociaux am na yoo xamante ni c'est tellement important. dëgg la soo ngi ni dañ dem jaay soog bari jaay di xam-xam rek. non dinañ def émission boo xamante ne uniquement Aïssatou. oui ma ne dinañ def émission boo xamante ne uniquement ci avantage réseaux sociaux yi la ñuy waxtaanee. Inch'Allah. waaw Inch'Allah boobu dina doon loo xamante ne lu spécial la loo xamante ne lañ mën a jàng ci réseaux sociaux yi am na solo trop. Inch'Allah. jërëjëf kontaan nañ trop ci woote bi. kontaan nañ ci frère bu nekk Aliou Sène di ko ñaanal. di leen ñaan yëpp yàlla defal leen tey ci barke nag yi. amiin mais ma wax la dara Aïssatou. doo changé sant nga jël Thiam. déedéet xoolal man maa lay intégré rek. merci beaucoup Aïssatou jërëjëf kontaan nañ ci yow. merci jërëjëf voilà donc di ko remercier bu baax moom nga xamante ne rakk la ci sama waa ji am na solo donc maa li ñu continuer ci. waaw Thiam di ñu continuer ci ndaw soos di fàttali aussi ni que dafa am liñ naan nit ci réseaux sociaux rek mënu ma ñëw du ma ne sax balaa réseaux sociaux mënu mën a fekk yow ngay dox ci mbedd bi ma filmer la. nu mu ma neexee à ton insu ñëw dugal ko filmer bi bu fekkee yaa ngi may gis wala gisoo ma yëpp neexu la filmer naa la à ton insu donc waruma la vidéo bu fépp foo ko gis auteur bi mën nga dal ci kawam. yoon mën na ko topp te buñ ko jàppee lu bëri ay daan yu bëri dina dal ci kawam donc loolu dafa nekk des choses yoo xam ne ñu bëri xamuñu ko. ba tax na nit day xeex ci mbedd bi. ñu filmer ko mais nit day def accidenté tëdd ñi war ko dimbali. ñu koy filmer nit tëdd di sukuraat di dee du mën a noyyi ñi war ko dimbali duñ ko dimbali ñu koy filmer donc yooyu c'est des choses yoo xam ni. Je pense que télé yi ak yéen médias yi aussi bu ngeen ko mënee ngeen ciy def bu baax seen wàll parce que c'est des choses yoo xam ne ñun waa LCS en tout cas ñi def lu ñu mën def ay émissions yoo xam ne da ngeen invité avocat juriste ak médecin secouriste genre affaire mel noonu di jàngal population bi même si c'est 30 minutes par jour wala 15 minutes par jour wala sax 30 minutes par semaine ku nekk xam tey nit bu accidenté lan nga war a def. dëgg la. sa première réaction warul nekk jël sa téléphone filmé def ci réseaux sociaux yi. mais Malick gis nga dama lay dog ci côté boobu parce que dafa am benn jour benn accident ma fekkee fi nga xamante ne mooy Yoff benn femme boo xamante ne comme ñoo bokkoon école tenue ñu doon sol donc gars yi bari dañ ko xàmmee mais dañ ko oto da ko tël mu dugg ci diggante autoroute bi barrière yi nekk noonu après am benn copain ba ma woo ne ma am na kenn kuñ tël seen wetu école tenue bi zone la sol
ñun ñu daw pour dem xool kan la ba ñu ñëwee fekk femme bi muy jooy mais ba ñu ñëwee di ko laaj da nga gaañu xam nga lu femme bi di njëkk a wax ñii ñu ngi may filmer mais tellement qu'elle était choquée pas parce que accident nu dal mais nu ko nit yi doon jël di filmer te mu nekk li nga xamante ne dafa ñaaw trop Sénégal léegi bu accident amee comme li ngeen wax rek li ñuy njëkk a def mooy ñëw photo la te loolu il faut que ñu wax ci quoi. benn affaire dafa am ñu bëri. voilà dafa mel ni am na ku nekk ci ligne bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi nuyu na la ziar nañ la. waaw ñu ngi leen di ziar bu baax. na ngeen def. ñu ngi fi tur bi naka laat foo ñu woowee. maa ngi tudd Demba Yok di leen woowee Yëmbal Demba. du ñu woowee. kooku sama frère la Demba Yok. Demba ziar nañ la bu baax bàyyi ma bàyyi la ak sama waa ji. ñu ngi leen di ziar bu baax Thiam na ngeen def. ñu ngi si jàmm ba alhamdulilah. mais kilifa bi ñu ngi lay ziar. yéen a ngi ci jàmm. mbaa yaa ngi am jàmm bu baax. alhamdulilah bon damay di suivre émission bi lu yàgg. mais tey j'étais un peu en retard quoi. ndeysaan. comme que yaa ngi ci biir rek donc acca bisimilah. allo. waaw ñu ngi lay dégg. voilà ma ne damay suivre émission bi tout le temps. dëgg la. mais tey je suis un peu en retard quoi mais je voulais juste vous encourager. merci beaucoup. merci parce que nous en tant que jeunes ñu ngi siy gis suñu bopp bu baax. merci. bon Thiam maa ngi lay nuyu. di la fay Aliou Sall ñun noonu lañ ko xamee parce que noonu lañ ñoo ko wandoo quoi. ouais, depuis l'enfance. di leen encourager parce que ñun en tant que jeune ñu ngi ciy gis suñu bopp bu baax. am na solo. réseaux sociaux. day wane image dëkk. bu fekkee jeunes yi ñu ngi utiliser nag si naka su dul noonu. bitim réew dañuy jàpp ni yenn jeunes yi Sénégal yëpp la plupart noonu lañ nekk or du loolu. ouais c'est vrai. voilà loolu dong laa bëggoon di leen remercier aussi di leen wax ni que kontaan nañ ci trop. loolu gën a kontaan merci beaucoup frère. jërëjëf kontaan nañ trop si woote bi di la nuyu di la ziar Malick di bàyyi leen continuer ci point bu am solo bi nga doon wax. waaw accident bu amee dañ naan souvent ñi nga xam ne ñoo mokkal secourisme wala xam ci tuuti. dañu war a dimbali ki accidenté. première des choses dégager lépp luy danger. ak li étape yi nga xam ne moom lañ la jàngal ci secourisme mais on voit c'est au Sénégal ak malheureusement un peu partout dans le monde comme dara bu xewee li ñuy njëkk def mooy jël téléphone filmer njëkkante publier te du rek nit ñi. waaw site yaa ngi fi damay bañ tudd seen i tur. mais est-ce que nekkul tamit ñoom ñooy influencer gars yi. waaw ça aussi en fait dañuy jox. boo amee seen vidéo rek ñooy gën a ñoom je pense que certains d'entre eux pour ne pas dire tout le monde parce que wax dafa grave. dëgg la waaw certains d'entre eux ñooy encourager nit yi. parce que di nga naan comme kii partagé na ko xaaral ma jël lien ma partagé ko comme moom dugal na ko dara du ma ci fekk. te effectivement site yi ni ñu dugalee affaire yoo xam ne du dëgg wala du yoon wala li ñu dugal vérifié wuñu ko ni ñu ci mënee am problème noonu la DJ Malick bi nga xam ne toog na këram dugal. noonu la ci mënee am problème. donc je pense que il faut juste rééduquer la population surtout les jeunes jàngal leen li nga xam ni mooy réseaux sociaux parce que am na loo xam ne lu baax la am na loo xam ne lu bon la parce que réseaux sociaux nit ñi ngi ci nekk di ci liggéey ñii ñi ngi ciy def business di ci am xaalis ñii ñi ngi koy utiliser pour lu négatif ñii ñi ngi koy utiliser pour le positif ñii ñi ngi koy utiliser pour sensibiliser ak leneen ak leneen ak leneen donc je pense qu'il faut juste sensibiliser la population. merci beaucoup alors Cheikh tamit comme gis nga reportage bi am na point yu am solo yoo xamante ne su la ñu nañ ko si ndaw si gis nga ko en même temps aussi jeune boobu doon nga xamante ne femme bi gis nga lu mu wax tamit boo amee benn résumé booy def ci loolu. bon man premièrement bu may gis vidéo bi man dama choqué bu barki yàlla parce que je me suis dit que comment ça se fait que nit ki ak lu mu mënti def. lu mu mënti def même bu nekkee da nga koy nga yóbbu ko police. waaw. nga yóbbu ko police quoi. mu yem fa sax dañ koy suturaal. nga sutur xoolal bu pare jigéen en plus mu nekk jigéen. xam nga waaj dafa am lu mu wax lu am solo sànq mu ne la majeure partie suñu xaaju du ma ne sax la majeure partie yu jeunes yi dañoo égaré wu. loolu moom parce que man ci jeunes yi laa bokk gis naa lu ñuy dund ñun lu ñuy dund parce que da ngay gis koo xamante ni éducation parce que gars yi dañu naan base la dañu naan base la da ngay gis koo xamante ni il était très éduqué mais ab benn laps de temps bu ndaw nga gis ko mu nekkaat beneen nit
d'accord yow tu te dis que yow kii fan la jëlee lii. waaw des fois moom day am nit yi nga xamante ne tey jii dañ leen di yar seen waajur yar leen. voilà mais bu ñu génnee comme lu Malick wax donc bëgguma tamit ñu jël affaire rek jéem ko canaliser ko ci responsabilité bi jox ko parents yi kese ñun jeunes yi en tant que jeune am nañ ci responsabilité. société bi am na ci responsabilité état bi am na ci responsabilité donc nañu xool comment on va faire. pour résoudre ce genre de problème parce que problème la boo xamante ni tant que jógewu fi. dara du dem. tant que jógewu fi dara du dem am na solo avant ñu ñëw ci vidéo du jour bi tey Malick ñu jël benn appel am na beneen appel bu nekk ci ligne keneen waaw ñu jël appel bi tamit salaamaaleykum salaamaaleykum allo oui ñu ngi fii ñu ngi si jàmm kuy fooy wootee tur bi waaw tur bi cëm bel daama ngi noonu ñu ngi si jàmm ba alhamdulilah. bon damay rafetlu seen émission bi. bu baax di leen ñaanal di leen encouragé. amiin amiin. mais juste tamit pour wax leen ne réseaux sociaux du ay inconvénients rek la am na ay avantages. comme aussi comme ni ma amee inconvénient en fait noonu la amee avantage. parce que nit ñi ñu ngi ciy liggéey. nit ñi ñu ngi ciy def yeneen ak yeneen ak yeneen ñu ngi réveillé ay confiance yu bëri. xam nga. mais tamit rafetlu ma le fait que nit da ngay gis nit ku nekk ci diggante dund ak dee. nga gis nit ñi tax war ko dimbali jàmm. di laay li ñuy njëkk a def mooy filmé la di ko filmé. c'est ça gaaw rek. xam nga ma wax. te pourtant mën nañu dimbali ay nit yu bëri mën nañu fekk ay vies yu bëri. billaay. pour vous dire que ne jeunes yi jeunesse bi ci bopp du ñoo war a confiance ci lu teg. dëgg la. parents yi dañuy yar mais am na ci ay valeurs yoo xamante ne ñu ñoo ko war a def mais sinon. dëgg la. am na loo xamante ne duñ koy parents duñ koy papa duñ koy yaay. am na âge boo xamante ne boo ci tolloo kon da ngay xam lu baax xam ko donc lu bëri yaa koy def ci yow. am na solo am na jombale sa bopp xam li nga bëgg a enseigner sa temps parce que ëllëg jeunesse moo ko yor. loolu am na de. suba mag ñi ñuy diriger ñun xale yi ñuy diriger. c'est juste rek apport bi ma amoon joxe ko. am na solo ñaanal leen encouragé bu baax. merci beaucoup kontaan nañ trop yow amal jàmm rek. ok amal jàmm. merci beaucoup kontaan nañ trop ci yow. alors bu ñëwee ci conseil yi lan la ñuy joxe tey ñi nga xamante ne ñooy population bi wala société bi mais ñi nga xamante ne ñooy suñu internet du ñu suivre yan conseil lañ leen di jox avant ñu ñëw ci vidéo du jour bi. ñu bàyyi xel bu baax rek li ñuy def ci réseaux sociaux yi xam ni que américain bi wala tubaab bi comme on dit fii buñ koy créer c'était pas pour ay ñaawteef ak nit ku tëdd nekk ci situation de bëgg dee nga koy filmer di ko dugal. Par exemple, je prends l'exemple de ñun suñu groupe LCS du ma dem feneen parce que xam naa ce qu'on fait et tout ça et je sais que c'est une chose à féliciter du ma xaar kenn di ma ko wax on fait li nga xam ne mooy ay dénonciation tey police dem ba dina ñëw si yow de non dina ñëw dénonciation di def social di def ay beaucoup de choses positives ci dëkk bi donc c'est ñu bëri nañ dem ci page bi rek ñu jël exemple ci foofu loolu laa mën a wax comme am na solo message mooy sànni pour comme message alors Cheikh boo amee conseil nga jox jeunes yi tamit da lay doon. bon juste que ñu xam ni daal ëllëg daal comme ni ñu ko waxee démb ëllëg daal jar na sóoraale. jar na sóoraale parce que indiscipline lenn la rek. ñàkk jub te boo jubul ëllëg di nga dem ba màgg nga am doom wala nga am doom après nga am benn problème boo xamante ni. pour nga xool leen sax ça pose un problème. donc nit ñi nañ jéem a xalaat ni suba am na quoi. suba am na. lu am solo la nit ñi nañ jéem a xalaat ni suba am na tey première partie bi ci li leen doon waxtaan tey jeunesse bi comportement yi ci réseaux sociaux yi alors dañuy ñëw seetaan li nga xamante ne mooy vidéo du jour comme ni ñu koy defee chaque jour rek ñu seetaan ko ak sama gars yi waa Régie vidéo du jour baa ngi waaw donc Malick gis ngeen. li ñuy wax ci réseaux sociaux ak jeunes yi léegi moom day dundal kii voilà donc gis ngeen thème bi ñuy wax léegi gis ngeen vidéo du jour bi waa ji xam nga Malick
Malick daal reetaan na Cheikh nee na ah plateau bi daal ay moom. dama xam ni nga nekk ci internet bi di defoo lu di fóot ay petax. waaw. c'est dommage c'est dommage bon. mais est-ce que amul benn façon bu ñu ko mën a joxee. ban talent moo nekk ci lii au fait. like genre est-ce que dafa am amour qu'est-ce qu'il essaye de prouver. ban point lay prouver. en fait pitax buy lekk la mu lekk ci gémmiñ bi wala mu lekk ci suuf si wala mu nekk ci karo bi wala ci loxo mi ngi lekk. donc qu'est-ce qu'il essaye de prouver. mais mooy li doon wax xam nga léegi dañoo toll fi nga xamante ne looy def filmer lekk da ngay filmer des fois am ñoom dañuy dugg du sax filmer seen bopp. xanaa xamoo am na ñoo xam ne tëjlu nañ seen bopp kaso ndax dañ doon def lu dul noonu sax filmer. dugg ci kër sax di agressé filmer. fekk ñoo tëj maa ngi ko doon gis YouTube yàggul benn américain di xam naa drogue la doon jaay yor xaalis bu bëri di kii daan di wanewu di kii jékki-jékki live la def Facebook la def affaire bi live bi balaa muy jeex. police def na descente këram. ci live bi police dugg kër donc c'est des vraiment c'est dommage. vraiment c'est dommage Cheikh gis nga doy na waa trop. doy na waa xam naa dafa am amour ci épisode. Ndiaga nee da koy jox mu lekk rek. dafa am amour ci pitax waa. pitax xam naa benn waaye jox xamante ne bàyyi dafa. ak Mo Ndiaye sama benn cousin. ñooñu moom nañ leen bàyyi foofu ñoom ba léegi dañoo génne association pitax dañoo def seen association ñoom xam naa ne bii na leen arrangé. alors Malick léegi damay ñëw ci partie bi nga xamante ne dañuy xaw a jàkkaarloo ma ak yow voilà waxtaan mais wala ci dañu naan DJ Malick pourquoi DJ Malick. DJ Malick était un animateur professionnel qui a évolué aux États-Unis doon liggéey ci benn rajo bu tudd Sunu Kër FM doon def émission bi nga xam ni mooy émission africaine bu ñu gën a suivre aux États-Unis fu waay mënoon nekk ci àdduna bi doon woote et je parlais des thèmes yoo xam ni mooy un peu les mots du Sénégal talibé yi nit ci tuur ndox ci benn mbali ci tout ça li ñuy xeex rek tey nit ñi di woote en même temps c'était des émissions musicales pour bañ nit ñi di wéet. voilà ñu doon boole. mooy comme 221 show di def. voilà am na solo comme DJ Malick des fois est-ce que duma ñëw sax ci ñu changé. te ñu ko teg ñu def trio. tourné bi waaw loolu am na solo. alors ñu waxtaan ci tey li nga xamante ne mooy luttons contre l'indiscipline au Sénégal vous êtes le créateur et mën nañu xam kañ nga créé page bi ak lan moo ko taxoon jóg. c'était le 3 février 2016 dama taxawoon ak benn paa. ci mbedd bi ñu gis benn busu tata yi waa aftu yëpp ba fees tel jóge Padois romb pont foire bi xam nga am na échangeur bu jóge ci parcelle di la wàcc autoroute bi. dëgg la. échangeur bi tata bi aftu bi ñëw ba bëgg dugg ci sens interdit boobu fekk mi ngi yëpp dell ay clients nit ñi nekk ci biir muy def lu ko neex manœuvrer bari autoroute bi carrément autoroute bi fees del kenn waxul boobu maa ngi doon door a def 2 mois Sénégal. d'accord affaire bi choqué ma man lan moo tax kenn waxul donc paa bi ji boppam jël vidéo bi filmé yónnee ma ko ma def ko sama Facebook donc comme j'étais animateur très suivi même. bu ma ko defee mu def benn buzz bu mag après ma ne kon lii ñëpp intéressé na nit ñi. d'accord donc xaaral bu ma gisee leneen ma def. ma gis leneen ma filmé dugal. nit ñi tamit kaas ma gis ne lii kii ne ma ne ok donc du mën a dem xaaral comme dama yor samay photo privé ak yeneen sama Facebook xaaral ma ubbi une page. ma dugal ci lépp loo xam ni mooy xeetu indiscipline ak incivisme. et comme c'est comme ça que ça a commencé et puis ba tey nii. ba tey jii page bi dem ba nga xamante ne macha allah tey bari na followers trop. donc dafa yem ci page kese wala tey jii groupe la wala association la nu mu demee noonu. on est une association. am na solo tey jii nii nan ngeen mën a tey def bu am yenn vidéo yi wala yan ngeen xaatu des fois comme ni nga wax tamit mën nañ filmer dara am loo xamante ne mu fekk leen ci tamit. ñun yenn vidéo yi bu ñu wooyee daf ñuy jaral ñu jóg ñu dem ba ci milieu bi ñu dem ba ci fu mu xewee. ñu vérifier information bi def direct s'il le faut. d'accord am na ñu avec l'aide de la population vraiment ñu bëri dañuy woo. te aussi li def suñu doole mooy lépp lu munti xew fii ci Sénégal. muy Dakar muy Thiès fépp fu munti nekk ci Sénégal. d'accord nit ñi dinañ ñu woo bu ñu fa nekkul wala suñu représentant bu fa nekkul dina am ko filmer li nga xam ni mooy acte d'indiscipline bi am foofu yónnee ñu ko mais balaa loolu nag ñun dañ koy togg ba mu ñor. xool ndax kii li mu wax am na parce que tamit faut pas que ku nekk ñëw rek sànni vidéo am jox ni ko ñu dugal ko. nit mën na nekk fële bañ ñu bëgg ñu dugal ci problème ñu dugal ko cybercriminalité xam na koy Malick xam na keneen ku nekk ci page bi. xam na admin yëpp ñu créé ñu ay problème donc lépp lu ñu dugal dañ koy vérifier. am na solo mais est-ce que waaw est-ce que da ngeen def ay activités yoo xamante ni ci Sénégal ay activités yoo xamante ni sont palpables.
on en a fait plusieurs. D'accord maye nañ fi ay xar ci période tabaski. D'accord def nañ fi don de sang. Nettoyé nañ plus de 4 fois le stade Léopold Sédar Senghor. Nettoyé nañ plus de 3 fois le parc de Hann. def nañ fi ay journée de nettoyage ci géej bi balaa nit ñi di kaas littoral bi dugg na fi génn fii plage Yoff et tout ça. def nañ fi ay journée de reboisement journée de sensibilisation dans les écoles. def nañ loo xam ni di social on en a fait la liste est très longue. macha allah am na solo alors comme temps bi daf ñu xaw a xaj instant bi est-ce que am na benn vidéo boo xamante ne tey jii marqué na la yow. ñu dugal ko nga gis lii mu marqué la te doo ko fàtte. waaw bon xam nga ci page bi moom chaque jour nga ne lii moom a gën a marqué. mais li ma fàttaliku mooy benn taximan bu yéegoon ci pont Foire bi parce que comme foofu la lépp commencé yéeg ne ko fii nga jaar sens interdit la mu ne def naa ko lu ma ci góobe gar ko ma ni ko sëñ bi fii benn sens la mu ne def naa ko damay assumer conséquences yi ñu taxaw di wax benn pas yore benn Ford Escape ñëw taxaw bloqué ko ne ko sëñ bi reculeel nga jaar ci yoon normal ndax fii sens interdit la. mu werenteeg paa bi ne ko lu ma ci góobee gar ko paa bi ne ma booy fotol affaire bi plaque bi paa bi xamuma xaw ma ko waxuma defal fii photo bi wala fee daf ma ne fotol bi mu waxee fotol dafa dem yoonam xaw ma paa bi xamuma. ma photo fekk boobu créé nañ page bi ma dugal ko ci page bi te toog naa xanaa 2 semaines après ma doon wut lu ma posté. ba comme ni ñuy programmé poste yi ma dugal ko bi ma ko dugalee le même jour gendarmerie Foire convoqué waa ji parce que léegi bu ñu tapé sa plaque sa tour day génn sa adresse sa numéro ak yooyu donc ñu convoqué ko biñ ko convoqué mu ñëw ñu téye ko biñ ko téyee 2 jours déféré ko biñ ko déféré waa ji dem tribunal premier jour ñu koy atte pa bi ma ne fotool waa ji moo ko doon atte moom la fekk ci kaw mu sol robe bu ñuul. loolu nag donc mooy ñàkk sax donc 1 an après waa ji woote di kaas naan man sama papa gaañ na sama ginnaaw voilà balaa ngeen dugal affaire yu mel nii dee leen wax ak nit ñi et tout ça ngeen wax leen au moins ñi xam ne erreur bi lañ def. alors que c'était chose qui avait déjà été faite. wax nañ ko mais bon. comme li ñu wax rek mag bu yaradiku moom day def lu ko neex. tere mu të bàyyi mu gis. bàyyi mu gis am na solo merci beaucoup. gis ngeen waxtaan waroon na gën a yaatu may temps daf ñu xoj. Cheikh moom waaw gis nga boo amee leen li ngay contribuer ci loolu rek. waaw di kontaan bu baax a baax ci déjà man bokk naa ci après dinaa ci dugg incha allah. parce que c'est très important. surtout ñun ñuy jeunes yi man dama leen di conseiller sax ngeen dugg ci parce que dafa nekk loo xamante ni avantage la. yow en tant yow personne yow mi nekk ci biir rek. dinañ la si yar di sa entourage dina leen yar. donc société bi dina ko yar donc man maa ngi ci biir incha allah après on va coordonner incha allah. merci beaucoup di kontaan ci émission bi di nuyu ki nga xamante ni mooy sama rakk bi Aïssatou Sène nga xamante ni woote démb daf ma mere ba di comme c'est pas possible. démb merci beaucoup Anta ñoom ñëpp di nuyu waa Paradise waa UVS di nuyu ñëpp di leen wax ni gis naa message yi gis nañ lépp. macha allah kontaan nañ Ndiaga xam naa Ndiaga loo ko def. Ndiaga xam naa dina ma wax non Ndiaga moom Ndiaga xoolal Ndiaga affaire nañ gisee quoi déjà laay waxal ci Ndiaga. am na solo merci beaucoup Malick donc mun naa ne bàyyi nga lu bari. tey suba woo nga ma ne ma da nga voyagé woon sax mais dinaa def émission bi nekk nit koo xamante ne ku oyof nga. woo naa la benn yoon expliquer la projet bi ngeen a mënoo amul problème jàppal ba su woo ma amul benn problème te macha allah di la remercier di la sant di la gërëm aussi ci teewaay bi xatoon na. dëgg la di la remercier aussi Thiam ci opportunité bi ñu jox balaa may tàggatooy di fàttali ni ñuy seetaan ñetti yëf pour ñi nga xam ñoo ñu bëgg rejoindre on est sur Facebook c'est luttons contre l'indiscipline au Sénégal. On n'a que 2 numéros qui existent sur la page, le 77 410 15 05 et le 78 543 64 64. Quatrième chose bi mooy di remercier ñi nga xam ñoo woote fii doon ñu soutenir ak ñi nga xam ñoo nekk ci commentaire yi di ñu soutenir di nuyu borom kër gi de passage di leen remercier ñi nga xam ni ñan laa bokk na plateau bi tey. ok merci beaucoup DJ Malick kontaan nañ trop dalal la di jégalu ñi nga xamante ne tamit à chaque fois jël nañ seen téléphone di woote. dañ leen di jégaluwaat émission bi moo demee nii 221 show yëfu ndaw ñii la yëfu jeunes yi la démb dañuy pare émission 200 messages laa fekk sama téléphone gars yi di dañuy woote jotuñu ñu message sama téléphone wala ñu message Cheikh tey dégg na Cheikh ñëw na sax ne waa këram dañ ko mere parce que woote nañ ba sonn mënuñu jot émission bi moo demee nii dañ leen di jégalu rek dañ leen di jégalu mais incha allah dama leen koy promettre lundi Cheikh lundi ñu nag ñoom la incha allah lundi ñu nag yéen la lundi 221 show la parce que stress bi bari na tabaski bi lundi dañuy ñëw andi spécial rétro incha allah lundi dañuy ñëw xam nga féexal xool yi waxtaan
donc ngeen woote ñu waxtaan ñu ne ngeen Pello 221 show bu ko defee ngeen wax ñu lan ngeen bëgg gis paradise saa waay rek non yooyu duma ci wax en tout cas merci beaucoup amis fidèles internautes et téléspectateurs ça a été un plaisir de vous servir pour cette émission 221 show nii lay demee sur le Dakar